votre chaîne Natal TV maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci tur ak ci santam tey nag ñu ñëw ci seen émission bu bees mu nekk Warteef lan mooy Warteef nekk émission bu bees tàkk bu leen seen chaîne miniature du Sénégal Natal TV jagleel mu nekk lépp luy devoir koo xamante loo xam ni moo la war te nga war ko def loolu mooy Warteef. muy devoir tey nañu ñëw seen premier épisode seen première émission ñu dippee problématique dans les milieux scolaires loolu xam ni actualité la si mim réew gis nañ fan yii yëpp li fiy jot a xew wàllum violence comportement élèves yi ci biir milieu éducatif bi professeurs yi grève yu bëri te lii yëpp ñu war ci waxtaanee kon boog ma jox kàddu gi samay xarit samay naataango ñoo bokkal émission bi ñu présenté wu soxna Zeyna ak soxna Ndeye Idi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu. ñoo lay sant Rama di la jaajëfal bu baax sañ nga de. merci donc ñoo ngi nuyu mbokk téléspectateurs yi di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte ak contentement chaque jeudi di leen teewal ci suñu biir émission bii di Warteef. Je pense que Rama expliqué na bu baax lan mooy concept Warteef bi donc ñuy am mbégte tamit chaque jeudi rek di ko partager ak ñoom parce que liggéey bi rafet na trop parce que bu dul woon ñoom dina ñaaw donc voilà ñu bàyyi bi ci biir après ñu continuer. soxna Ndeye Idi. waaw asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs ak téléspectatrices yi comme ngeen ko déggee rek ñu leen di nuyu di leen wax ne namoon nañ leen trop waaw comme ni ko soxna nga mu waxee ci émission bi. tey dañoo ñëw di présenter leen émission bi ñuy wax Warteef plus particulièrement ñuy wax ci problématique wu scolarité bi waaw kon ñu jox soxna nga ma rek mu daal di wéyale ñu fas yéene xuus dugg ci biir waxtaan bi macha allah daal. ok mun nga donc problématique dans le milieu scolaire pourquoi problématique dans le milieu scolaire d' abord dañoo war a xam soxna Idi soxna Zeynab lan mooy le milieu scolaire mooy lan une fois à l'école lan moo le comportement. xale bi professeur yi aussi lan moo nekk seeni devoir loolu yëpp lañu war a waxtaanee donc première question bu ma bëgg ñu xuus si moo nekk c'est quoi le milieu scolaire. donc jërëjëf Rama donc damay commencer d'abord ci ndaw nit bu nekkee xale dafa yomb mu jaar ci yoon bu dëng bi donc suñu maam yi bu njëkk ba xale sax nekkul woon surtout jigéen sax nekkul woon ki nga xam ne moo doon dem école mais. góor lañ doon gën a yóbbu école muy jàng dañoo dem nag ba ci biir li taxoon ñu njëkkati milieu jàng di ko yóbbu élèves yi ak xale yi dañoo dem ba ci biir mu commencé changer carrément parce que tey bu ñu demee ba fi nga xam ne milieu scolaire mooy fi nga xam ne xale bi dafa war a dem jëli xam-xam fi nga xam ne daf fee war a dem pour ëllëg ñi investiroon ci moom bu muy xale ba tey mu dem ba moo leen mën a fayaat seen bor dañoo dem ba dafa changer carrément parce que tey boo xoolee xale dem ba école war fa jàng dem fa di fa tux ou bien mu dem ba école war fa jàng nekk fa di génn ak professeurs yi ou bien di sàcc ay devoir jàngatu milieu scolaire bu njëkk ba dañ ko jëloon pour xale bi di jàng am dara bagage intellectuel ëllëg mu mën a njëriñ société wala mën a njëriñ dëkkam wala njëriñ famille mais dañoo dem ba ci biir mu commencé changer te yaakaar naa nañ ci gën a xóot bu ñu demee ba ci biir émission bi. donc su ma la déggee bu baax mooy war nañoo xoolaat suñu démb xool xale bi nu mu waroon mel nu mu depuis démb ba ñu nee xale bi na jàng lan moo taxoon ak suñu maam yi nu ñu sonnee ci ñun nu ñu sonnee pour ñun xale bi nu mu intégré école surtout côté jigéen ñi mais bien vrai que de manière générale la ñuy wax démb ñëwaat tamit tey gis nañ démb xale yi nit ñi nu ñu sonnee woon pour seen doom yi lu ñu yëkkatee woon je vais dire nu ñu yëkkatee woon xale pour mu jàng parce que fierté la woon ci nit tey di nga gis sama mbokku pëli tey boo gisee sa doom di jàng da ngay kontaan boo gisee sa doom bind wala dara da ngay kontaan par exemple man mii de Facebook su ma bindee benn texte bu xaw a gudd sama papa day kontaan léegi tey jii donc ci nga wax ay temps ni ñu jëlee woon jàng ak léegi nii ni ñu jëlee jàng comme tey nga gis nit ki nekk ci école bi au lieu que mu jàng déjà mu ngi manqué respect professeur bi joxul cër professeur ki nga xamante ne dafa jàng ñoom di ko jox jàng ñoom di ko jox connaissance loolu joxu ko cër soxna Idi loolu noo ko gisee loolu ci mën a wax. waaw jërëjëf soxna ma ci question bi ni nga ko waxee ni nga wax dëgg macha allah am na solo dafa fekk ne jamono bi ñu toll jamono gee jaxasoo ba nga xamante ni nii doo comprendre. parce que damay fàttaliku nit ñi dañ daan wax bu njëkkaan
comme ni ko soxna si waxee njàng góor ñi lañ favoriser woon ñu jàng daaw ñoo nangu jigéen ñi jàng jamono di dox ba léegi ñu nangu jigéen ñi di jàng macha allah parce que macha allah école yoo dem da ngay fekk jigéen ñi nekk ci kanam mais léegi njàng bi dafa dem ba dafa jaxasoo ba doo comprendre parce que comme ni ngeen ko waxee violence yaa ngi ci école bi yeneen ak yeneen yu façon doy waar bu ne école yi daal doy na ko waar fi mu nekk nii. dama gis benn actualité bu am récemment. Je crois qu'il y a 2 semaines maintenant élève bu nekk je crois lycée je voulais même pas dire le nom mais lycée Thiaroye je crois jël en tant que professeur koo xamante ni moo lay jox xam-xam nga mën a préparer sa avenir yow pour un problème de rien du tout nga jël ci chaise am di fa teg ay pontu ay puso yooyu tamit nañu daf pour man jar nañu laal ko jar nañu waxtaanee ko parce que c'est un peu yow doo comprendre ni koo xamante ni man je me dis professeur da nga ko war a glorifier koo xamante ni moo jël xam-xamam tey di la ko jox mais kooku pour man franchement war nga ak peu importe lu nga mën a jot te man waroo leen sax jotee mais gisuma lu tax nga war a jël des choses yoo xamante ni mais après tu te dis mais kii après qu'est-ce qu'il est capable de faire un élève de seconde à peu près ñaata âge la mën a am moins de 20 ans ou 20 ans même je peux dire mais boo demee ba di am yow xalaat boobu noonu di jël ay armes blanches mais on peut faire pire hein loolu c'est mais Rama tamit ñu xool la pourquoi parce que professeur élève amul fayam nañu waxante dëgg parce que ki nga xam ne moom moo jël xam-xamam di la ko jox kooku mënoo ko fay kooku xaalis mënu ko fay kooku merci bu rëy reconnaissance rek moo ko mën a fay mais déjà lan la prof boobu kay jotee ak élève boobu professeur yi da nga leen di gis nga bokk ak ñoom benn yaa ngi anticiper sama question parce que je voulais savoir quel est le rôle du professeur donc yow dañ ko mën a tontuwaat voilà déjà professeurs yi dañuy nekk ci benn classe nga am sa élève man dundu naa benn professeur yor samay xarit parce que man déjà man ay xale góor laay àndal mais professeur bi xamoon na ne sama xarit bu góor boobu da doon génn ak diw te pourtant dafa jóg ci génn ak moom mais classe bi dafa demoon ba dafa jaxasoo cours professeur boobu kenn daal doon suivre nu ko neex la doon élève bi doon comporté wu voilà élève ñi ko doon sot prof bi day ñëw dàq ñu ñun ñëpp nañ génn classe bi bu ñëwaatee mu lim diw day na ko fay diw ak diw génn leen ñu génn bu ñëwaatee mu def ñu ko noonu il a fallu même censeur bi dugal ci loxoom donc ak professeur am déjà professeur boobu bu fekkoon dafa ñëw jàngale pare dem correction ñëw mais je pense que du am problème. mais professeur yi dañuy nekk professeur yi dañuy ñëw ci classe déjà jàngale duñu leen fi indi bu ñu ñëwee ñoo ngi xool xale bu gën a rafet ñoo ngi xool bu gën a charmante mais loolu déjà élève duñ la respecté bu njëkkaat professeur dañuy daal formé defal leen formation boo xamante ne nii bis bu ñu duggee ci milieu bi dañ xam nan la ñuy doxalee ak nan la ñu comporté ak élèves yi mais léegi dañoo toll jamono joo xamante ne nii ku jug jàngale merci beaucoup. c'est pas que xam nga ne dirais pas que ku jug jàngale mais il faut dire que ni éducation dugg ci milieu enseignement bi moo gën a facile. dafa yomb on est au Sénégal yi am fi liggéey léegi dafa metti donc dugg ci milieu enseignement bi nga am ku la jàppale. voilà il suffit que nga am ku la jàppale loolu ngay wax gis nga boo amee ku la jàppale da ngay dem facilement. mais boo amul ku la jàppale doo dem. mais le rôle de l'État dans tout ça kon mooy en tant que état moom lan la war a def ci loolu parce que man je pense que ni professeur bi war nga ko defaral benn formation boo xamante ni une fois en classe. dina am benn comportement bi man je me dis élève xale war na ko yem. man tal ma ko ma leen ne état kenn du ko laal. man dama ma ko ba pare élève dafa ragaloon professeur am. si voilà loolu da nga naan suñu mag yi ñoo leen jàngal monsieur Mbodj ndeysaan maa ngi koy nuyu de passage moom monsieur Mbodj boo ko séenaan damay daw laaxatu ji ñemewu ma ko woon mais léegi da ngay gis élève bi seen ay monsieur na mën naa la ci merci beaucoup pour loolu parce que man li nga wax Ndeye Idi man li nga wax maa ngi dem ci maa ngi dem biir réseaux sociaux yi Facebook par exemple souvent da ngay gis des professeurs suñuy professeurs bien vrai que man ba may important bu baax sax j'avais déjà mon baccalauréat ba pare ci lay soog a tijji Facebook mais dama comprendre na kon yenn élèves yi ni mu yebee woon suñu prof yi parce que dañoo daje woon dañoo gisante Facebook imagine ñu bokk benn groupe Facebook man may dugal commenter yow ngay dugal commenter yabante
yi aussi day ou bien day sax am foofu nañu salle de sport yi professeurs yi élèves yi salle de sport yi dañuy daje. mais toujours ñu yow revenir aussi ci kii bi mooy problématique dans le système bi je vois que macha allah vous êtes bien inspiré kontaan naa trop ñu ngeen animé débat bi mais nañ ci dellu nañu gën a appuyer si élèves yi parce que c'est vrai professeurs yi am na loo xam ne moo leen war pour man côté boobu man dama ci juut baaraam comment dirais-je état bi laa ci pointé du doigt ñoom pour man loolu ñoom ñoo war a gérer loolu xool gën a former professeurs yi ñu xam lan une fois à l'école comment s'y comporter ba ci réseaux sociaux yi sax man pour man war nañoo gën a dugg encore ci loolu ñu xam que ni ñoom war nañoo élèves bi war nañu kii benn surtout que ñun léegi suñu jeunes yi dañoo am benn comportement bu ñu am nañu waxante dëgg l'impolitesse la violence non mais attends ba pare tux bi naan bi gaz bi man où va le pays je vais dire où va le Sénégal donc pour man nañu gën a wax ci loolu lan mooy problème yi lan moo tax xale yi léegi koo gis ñoom ñëpp a réew ñoom ñëpp a wóoba ñoom ñëpp ragal ñu kenn non mais ba pare au pire souvent nga gis koo xam ne danaan la souvent da nga terminé s'il te plaît souvent da nga gis koo xam ne danaan la ay man kay gone gi mënuluma ko dara alors que boo moytuwul sax amul sax 5 ans nañu waxante dëgg yow nga ne yow yaay pap yaay yaayam wala yow yaay papaam te yow yaa ngi conscient que ni bis dina ñëw ñu lay la diw na kii xale bii nii noo ko yoree woon donc pour moi war nañ cee wax xale yi lu tax ñu wow bët lu tax léegi ñu ñeme ñu am fit man dama tiit lu tax ñu ñeme ñu am fit dem ba léegi di affronter léegi seen professeur ki ma lay li may wax nii ñu ngi naan ay dañ ne leen dañ ko dàkk ci école bi mais man je me dis tey bu kii bañee kee nangu boo ko dàkkee fii dina dem duggaat ci beneen école donc ban punition ban chante moo war a am foofu noonu ci ban châtiment la ñu war a def côté boobu noonu ak xale yi lan moo tax surtout ñu dugg ci boobu xale yi lan moo tax ñu am fit pour selon vous nan nga ko gisee Zeyna. donc man damay ñëwaat ci ma ñëwoon sànq parce que ci njëlbeen maa ngi doon wax ne école xale góor yi ñoo fa doon dem léegi boo duggee ci classe premier deuxième ba mën naa ne dixième sax ay jigéen lañ doon. xale góor yi toujours ñooy nekk ci ginnaaw classe yi surtout bu ñu demee ci côté sixième ba troisième élèves yi ak âge de puberté bi tentation yi fa la gën a bëri. surtout boo bëggee di bokk ci ay clan groupe pour faire ou bien affaire yooyu lu yomb daal la dafay yomb trop déjà xale góor yi dañuy foyee cigarette déjà bu ñu doon foyee cigarette sax cigarette ñuy jaay ci boutique yi sax bane na mais. lu mag cigarette la ñuy dem di ko utiliser di fo loolu moo leen indi leneen man gis naa koo xam ne xale la ne yaayam mënulu ko dara mais am na lu muy wax bu bëggee wu fitam ci professeur bi la ko yóbbu ne ko dóoruma ko parce que man moom mënulu ko dara ci li nga doon wax rek. mais loolu est-ce que amati nag. koo xam ne léegi ragal na professeur léegi ba buñ la nee dóor. mais ñooñu sax ay xale lañ parce que ñooñu primaire lañ nekk. ba pare au primaire lañ nekk boo fi dóoree sa doom ku fi dóoru jàmm est-ce que duñ la porter plainte. mais ñooñu primaire lañ nekk te boo nekkee xale da ngay ragal sa professeur ñi nekk primaire ñoom bokkuñ ci mais boo xasee ba dem sixième ba troisième da ngay parce que yéen commencé sama yat damm na. voilà parce que loolu ñemee tout ça. waaw ndey Idi. man fi nga daanelee fa laay yëkkatee dafa fekk ne dañoo toll jamono goo xamante ne ni màgg bee gaaw man nee naa xaw ma alimentation bi la xaw ma nu mu demee màgg bee gaaw xale da ngay gis benn xale bu am 12 ans que seen ko nii rek xale bi nga xam ne 12 ans am sax da ngay jaaxle danga naan kii est-ce que amul 18 ans fekk ne benn doon xale bu ndaw la ba pare ak tamit mauvaise fréquentation ndax xale yi dañuy jël dañuy fréquenter ñoo xamante ne nii xel ba ñu am amuñu ko te àndandoo moo garaaw moo tax damay inciter parents yi ñuy xool seen àndandoo ay doom doonte xale yi toog nañ jamono boo xamante ni jubante leen yombul mais nit xale da nga koy xool bu baax àndandoo ak tamit nga yegg sa doom de telle sorte que sa doom dina xam bu baax fa muy teg tànkam xam ka muy àndal yow mi parent tamit nga di ko contrôler ci yu bëri. mais parents yi xamatul ni seen doom di def. non loolu moom dinaa dugg sax ci beneen débat tuuti nga baal ma loolu lépp xam lu ko waral waxtaan moo amatul. ñàkk a déggoo parce que bu njëkkaan parents yi dañ daan toog dans une cour ak seeni doom di waxtaan di léeb di cax di leen xamal àddina mais jamono gi toll kër goo dugg papa ji mi ngi ci téléphone am. yaay toujours ñu delluwaat ci. ñëpp ci la ñuy nekk. donc te xam nga waxtaan amutut. la première école c'est à la maison tey kër ga pour man foofu la ñu war a njëkk a jàngale seen doom moo tey ba tey da ngay gis à chaque fois lépp lu xew rek tool bi dañ koy delloo aux parents. pourtant les mamans surtout les mamans yaay yar nañ ba sonn nag de waaye nag fréquentation mais nag des na dafa des surtout jamono gi ñu toll comme ni ma ko waxee agriculture dafa des. parents yi kër goo dem noonu la ñuy def dafa des. ak sujet tabou yi aussi. très bien.
dangay novelas nag moom ndeysaan ñàkk na da ngay dugg si kër gi yaa ngi jàkkaarloo tëre di seetaan doo bàyyi sax xale yi te xale yi léegi seen xel mi moo ñor. xale yi dañoo ñor parce que li ñu xam parce que seen yaay yi très bien xale yi dañoo ñor te nag dangay àndandoo bu bon comme ni ma ko waxee dangay ànd ak nit ki ngeen di dem nit ki di fréquenter leneen exemple muy tux baa muy def lu bon di farantu fii nii yow xamoo loolu yow nga ko ndeysaan sa waajur yëg la fam la war a yege nag jàngale àdduna bu baax ngaa sax mu ne ko yow ngaata nga lii dafa xew ñamal affaire bi xool lu muy saf su ko defee yow day kumpa ndeysaan. nangu ma li nga wax de. nangu ma li ma wax. non fexe buñ la yaree fi nga war a yar. mbedd mi buñ laa yàq. mbedd bi loolu moom benn instant damay ànd ak yi dama ciy ànd ak yow mais beneen côté tamit yow xanaa xam nga seetaan dafa bëri doole. saytaane moo bëri doole te dafay dugal ci loo xamante ni yow doo ko tay après ngay comprendre. Zeynab souvent nga gis koo xam ne dañ koy yar macha allah. jàngal ko diine macha allah mais gis nga lu muy def seen kër bu génnee buñ nee ay parents kii mooy def lii gëm naa ni loolu. moo tax ma ne parents yi léegi xamatuñu li doom bi di def. man je me dis que xale moo mën a yar boppam. moo mën a yar boppam boppam yow di nga dem ba benn moment pour man yow yaa war a jékki-jékki ne. nga commencé conscient que xam lu bon xam lu baax nga ne xaaral ma jël yoon bu baax bi et yow ñu ngi may signalé que ni suñu heure bi presque jeex na débat bi neexoon na de. neexoon na trop macha allah mën nañu ko continuer waat tuuti wala gis nga kontaan nañu trop ci ni ngeen animé émission bi macha allah. mais nag duñu mën a bàyyi sans invité suñu internautes yi ñu abonné wu ci suñu chaîne bi Natal TV ñu abonné wu. chaîne bi xew si jamono chaîne bi xew si jamono ñu abonné wu si di aussi remercier suñu partenaire waa Dooley Góor 100% naturel di remercier aussi King Cosmétique di remercier aussi King Cosmétique. seen numéro téléphone nekk 77 474 31 10 waa King Cosmétique nag ñu ngi nekk ca marché Zinc donc à très bientôt pour votre émission Warteef te bu leen fàtte seen Warteef sur la miniature du Sénégal.